je me présente je me nomme Babacar Sele Diagne maa ngi dëkk quartier Nimzatt ku xam Nimzatt xam ni namm nañ Siré Dia ñu ngi koy dégg xamuñu ko ay benn ñoo ko xam wante ba ma duggee si kër yi ni leen DG moo ma yónni nee na nañ booloo mu jàppale ñu parce que mi ngi dimbali koñ yi muy dimbali dañoo booloo mais ñun booloowuñu kenn newu fi amul benn autorité wala benn politicien boo xam ne nii am na fi base donc pourquoi pas DG Siré Dia mi nga xam ni car macha allah dafa neex a liggéeyal lu tax mu neex a liggéeyal moom moo liggéeyal boppam ba pare parce que dañ naan bëri ko si mbartal boo buuxee mu dem boo buuxul mu dem moom day buux boppam ndax social li muy def si dëkk bi ni muy dimbalee doomu aadama yi lépp mi ngi si nopp nit ñi ba tax na koo ñëw ni ko kaay ànd ñu liggéey ak Siré Dia rek day yàqamtee ñëw donc dañuy ñaan yàlla nag mbébét bi ñu si am ñun Nimzatt ak yéene bi ñu am pour moom Siré Dia yàlla bañ ko yàq ba tax na tey président ASC ñi ngi fi représentant yenn ASC ñi ngi fi association des jeunes yi am na quelque ñu fi nekk femmes yi ñi ngi fi accès yi kees yi seen leget yi ku ne andi nga sa représentant lenn rek moo leen tax a jóg dimbali Siré Dia mu gagné élection 2019 ñu falaat Macky Sall deuxième mandat loolu rek moo leen tax a jóg. et que je pense bien que ni ku bëgg a dimbali Siré Dia lenn rek nga koy dimbalee nekkal ko si naaj bi ako gore day fekk kër goo xam ne nii lay def du jël ciment de ay feeram lay jël samp la ba nga dëgër pare bala fa dem te waxuma ay fer 10 ak ay fer lii de Paul fer 1000 amul ah si Siré Dia la amee da te li may wax dama ko teg fu leer parce que wax dëgg yàlla Thiès bu amee benn mbindeef benn politicien bu yelloo ñaan benn politicien boo xam ne nii waajur bu julli war nga koo ñaanal Siré Dia la mi ngi guddi ku nekk am nga loo si bëgg a sànni wante dañ koy limiter rek parce que koñ bi car macha allah bari nañ trop surtout jeunes yi nga xam ni nan lañ ko tuddee sax association des jeunes pour l' émergence de Nimzatt donc ñooñu wuy nañ Macky Sall de wuy nañ tamit Siré Dia si li mu bëgg muy émergence ñoom dañoo bëgg Nimzatt émerger DG dafa bëgg Thiès émerger donc ñooñu ñu jar a jàppale lañu ASC Ramdan mi ngi fi ASC Réveil mi ngi fi ASC yeneen ak yeneen ñëpp ku ne sa représentant mi ngi fi lenn rek lañ bëgg jàppale Siré Dia parce que ba ma leen ne kaay la ñu liggéeyal Siré Dia dañu ma sere dañuy ñëw liggéey ak Siré Dia ndax lan am na lu ñu defal li ñu defal ñun gis nañ ko donc ku la jox ndekki bu la diggee añ war nga koo gëm donc en parlant de Thiès toujours ak leneen sama yaay booy mi ngi fi toog moom ñëpp xam nañ fa mu nekk ba ma ko ne yaay damay liggéey ak Siré Dia mun ma Siré Dia moom est bi man li ma am si est bi du pour Massamba mais pour Siré Dia la donc dinaa la si jàppale lépp lu ma mën donc am na loo xam ne du waxu si kaw waxu suuf la moo tax bëgguñu sax tudd tur donc li ñu war a wax si kaw nañ ko wax si kaw li ñu war a wax si suuf ñu wax ko suuf ma leen ñaan ngeen tàccul ma ko tuuti ndax ku bëgg Siré Dia la billaahi ku bëgg Siré Dia la du li mu doon sama yaay moo tax ma koy waxal déet ak a bëgg Siré Dia parce que li mu ko jaral man gis naa ko woo na ma si néeg woo na ma si ruq woo na ma faneen ak faneen li may digal yëpp njariñu Siré Dia la donc yàlla na yàlla mottali grand frère mi ngi fi moom tamit dafa sori maa ngi jéegal nag tee naa la fi bër bi daa war a ñibbi Saint-Louis mais moom it Siré Dia ko jaral donc dañ koy bàyyi moom mu wax
après ñu jox représentant yi ñu wax avant ñu leen di jox yeen kàddu gi ngeen wax merci beaucoup. woote neex na torop mais ñu uy si la moo dàq je vois cette belle délégation yéen mënu leen lu dul rafet parce que ki ngeen àndal moo rafet le DG Siré Dia. Je me présente, c'est Lamine. Damay déjà commencer le contexte bi nga xam ni ci la ñu focaliser wu pour def cette petite assemblée. Nous, on a été politique bien avant de connaître DG. Moi qui vous parle, j'étais le secrétaire administratif du MEL vers les années 2010-2012. DG contexte bi dama ciy ñëwaat mooy dañu jëm ci ay enjeux yoo xam ni des enjeux électoraux yoo xam ni nii c'est pour bientôt duñu xaar bañ ni suba la wala ginnaaw suba la ñu ni dañ ciy dem non non man ak sama frère Seye on s'est concerté avec l'appui évidemment de notre maman ñu ngi zone est certes li lépp DG moo ko moom mais on a constaté que dafa manquer représentativité surtout pour les mouvements de soutien par rapport au DG Siré ma ne ko booy mun ma ne ko comme que toll nañ ci phase bi nañu jéem a essayer woo les représentants c'est-à-dire les représentants de femmes les représentants des ASC ak yenn association culturelle yi fi nekk ñu ñëw ñu waxtaan ak ñoom invité délégation bi ne leen lii ak lii moo ñu tax a jóg. Deuxièmement dafa am lu xew léegi Sénégal te léegi sax yàgg na toppatuñu nit pour nit nii dama naan le DG Siré Dia dafa def loo xam ni man moo ma séduire c'est-à-dire un développement durable qui rentre dans le registre du plan Sénégal émergent noonu rek lañ ko mënul tuddee parce que mënu ci génn. Qu'est-ce que j'appelle un développement durable nga ñëw un contribuable le contribuable nga xam ni man par exemple man wala sama yeneen morom état sénégalais gouvernement sénégalais moo ma formé dugal ma ci école am préscolaire ba université ñëwaat jël xaalisam daf ko ci man le DG il me met au service des Sénégalais et ça sera pour toute une génération man damay am famille sama morom day am famille lépp loo xam ni DG moo la ko jox nga ci sutur la di ci jàppale sa famille kooku rek doy na preuve pour nga ni ah kii de doy na ma. Deuxièmement en matière de politique toujours dafa ñëw Thiès sérieusement c'est pas un leader bi nga xam ni il s'active toujours dans les médias peut-être pour se faire des buzz comme ni ko gars yi di defee non da ngay yow chaque jour opposant bi sax danaan la ah man de bokkuma foofu mais seen DG bi de c'est vraiment un leader modèle ma bëgg ngeen tàccul waatal ma DG. Chaque jour dans les aspirations du président de la République jël ay nit dugal leen ne la ñëw leen liggéey jël ay nit social bi mu ngi fi jàkka yaa ngi fi leneen ak leneen a ngi fi donc ñun duñu mën lu dul sant ko gërëm ko yéen aussi di leen féliciter ci liggéey bu rafet bi ngeen koy defal parce que mënul nekk fépp à chaque instant femmes yaa ngi fi ñoom am nañ lu ñu leen war a wax jeunes yaa ngi fi am nañ lu ñu leen war a wax sunu maman yaa ngi fi maman Khady Gueye ngi fi ak yeneen maman yi aussi ngeen tàcc ñu sunu maman Margot Ndoye bu baax parce que aussi moom moo ñu jur ñun on travaille avec DG Saint-Louis fi ma nekk ne yow Paul xam nga ci dara maag ñaa ñoo fa nekk chaque jour on travaille te day def navette di dama ko ñëw dañ na ko yaay ñun damal ak sa bopp ñun ñu dam ak suñu bopp loo ñu mën a jàppalee nag nga jàppale ñu nit nuñ la mën a jàppale nga jàppale mu ni naa leen jàppale kon moom tamit jàppale wuñu DG lay jàppale ngeen tàccul ñu ko bu baax je vous remercie merci beaucoup. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ku ci nekk turam ak santam di nuyu délégation bu rafet bi di nuyu sama xarit Habib di nuyu Paul xam naa ni xàmmewu ma mais man xàmmee naa ko te mbokk la quoi donc di rafetlu jotaay bi di rafetlu ñëw bi fii parce que honneur la ci ñun ñu recevoir leen fii si suñu quartier muy Nimzatt donc franchement honneur la ngeen ñëw ñu bokk ak yéen jotaay ngeen toog déglu ñu kon donc loolu dañ leen ciy sant di leen ci gërëm xam nga di nuyu aussi tamit le DG monsieur le député Siré Dia
ndax am na loo xam ne yombul te nit ki bu la ko mayee wala mu defal la ko franchement c'est à remercier kon donc ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm d'abord balaa maa commencer comme li Sele wax sànq sax ci affaire koñ bi ni mu demee parce que récemment am nañ fi 2 décès yoo xam ne kenn ki suñu papa la c'est à côté keneen ki suñu benn membre ci ASC bi moo ñàkk doomam kon ñu leen koy jaale comme li mu wax rek boo gisee mu déroulé mu demee nii amaana loolu moo tax mais it bëggoon nañ mu gën a yaatu mu gën a neex mu gën a xumb bu ma jugee ci loolu man tout d'abord damay remercier Sele franchement c'est un frère di remercier suñu yaay Marou parce que ñun fii la ñu yaroo ci koñ bi fii la ñu yaroo ñu nekkandoo fi ba màgg donc moom mu ñëw suma kër mu ne ma président mu ne ko am mu ne ma man dey koñ bi suma koñ la te it dama fi bëgg a indi Siré Dia monsieur le député Siré Dia wax dëgg yàlla DG Siré Dia wax dëgg yàlla ma rafetlu ko trop ma rafetlu ko ma am ci kontante ndax it moom c'est à féliciter te ku bëgg koñom la ndax bu ko neexoon lii nii mu yemale ko fii ci biir këram ci biir saalam kenn du ci mën dara mais bëgg koñom ak bëgg jàppale waa koñom ak xool koñ bi ni mu demee bëgg booloo moo tax tey mu def lu mel nii kon wax dëgg yàlla damay ñaan ngeen tàccul ma ko parce que tamit loolu mënu ma woon commencer te waxuma ko franchement loolu man dama koy rafetlu kon donc jeune bu jug di def loolu ci koñam kon donc kooku c'est à encourager te ñun en tant que jeunesse ci koñ bi nekk fii nekk ak moom ñun de am nañ yàqin ni fu mu dugg daañ fa dugg te fu mu teg tànkam daañ fa teg tànkam fu mu dugg pour jàppale Siré Dia aussi daañ fa dugg pour jàppale ko parce que tamit ñun koñ bi moo ñu ñor koñ bi moo ñu soxal kay ku ciy jug di ci dox ay tànk ñun duñ def lépp loo mën a dugg ci nañ ci jàpp te bu neexee yàlla loolu dama leen di ñaan bu ngeen demee ngeen yeggee ko te xam ne ñun ñoo ko wax di ko wax nag au nom de l'ASC Ramadan parce que bi nga xamante ni man maay président bi xam nga maanaam ñëpp mënuñu ñëw mais je pense que ni sama présence rek war na mën a suffire pour ma waxal ñëpp kon donc loolu je tenais à le dire pour mu xam ne rek ñun ñu ngi ci ginnaawam ñu ngi ci ginnaawu Sele ndax Sele mooy moom mooy Sele te Sele fu mu teg tànkam yaakaar naa ni moom dina ko jàppale te ñun loolu lañ ci bëgg jàppale ko kon donc dañuy ñaan yaakaar boobu yàlla bu yaakaar tas te yet loolu yàlla na ko yàlla continuer ñu dugg ci mbirum ASC bi ASC ku ne xam na ni ASC métti na donc je parle sur le contrôle de Habib donc moom yàgg nañu waxtaan ASC métti na doy na waar difficulté bu ne am na ci jafe-jafe bu ne am na ci donc koñ bi tey ñu am lu mel nii opportunité la aussi tamit pour ñu wax ni soxla nañ ku ñu jàppale ci domaine boobu domaine bu ne nag mi ngi fi sunu yaay yaa ngi fi sunu rakk yaa ngi fi sunu papa yaa ngi fi mais selon domaine bi nga xam ne moom lañ gérer xam nga tey wax dëgg yàlla bëgg nañ ci gis mu suñu bopp bëgg nañ daal mu jàppale ñu ci kaw ba ci suuf ndax jeunesse bi soxla na ko te jàppale jeunesse bi mooy nga jàppale Nimzatt jàppale jeunesse mooy nga jàppale jigéen ñi jàppale jeunesse mooy nga jàppale quartier Nimzatt te wax dëgg yàlla loolu soxla nañ ko ci moom te it wax dëgg yàlla yóbbal la pour bu ñu demee ñu waxul la DG Siré Dia te di ko wax ni kontaan nañ parce que guddi na kaddu yu mënul bari donc dañuy yamale rek te xam ni am nañ mbégte trop kontaan nañ ci recevoir leen kontaan nañ ci yónni bi mu leen yónni ngeen teewal ko xam nga ndax loolu c'est pas évident fii comme li mu wax sànq fii war na mën a am base bu solide base boo xam ne base bu solide la boo xam ne amu fi mais war ngeen ko fi mën a instaurer am fi lu solide loo xamante ni nit ñi dañuy nekk seen ginnaaw nit ñi dañ leen di jàppale xam nga ndax loolu soxla nañ ko fi yaa war na mën a am fii nga xamante ni mooy ci Nimzatt te ñun on est prêt aussi tamit loolu bu amee ñu jàpp ci ñu taxaw ci moo ñu ñor te loolu keroog waxtaan naa ceeg Sele nee naa ko loolu fexeel loo mënti defit waxtaan ceeg le DG xam nga kon donc loolu je pense que ni yóbbal la boo xam ne war nañ ci mën a xalaat war nañ ci mën a liggéey ba loolu mën a am fii nga xamante ni mooy ci quartier Nimzatt kon donc loolu laa amoon rek ci li may tënk rek ci kaddu. tur ak seen sant di beral nuyoo sunu gan yi tedd yi
di leen wax dal leen jàmm donc moi damay dem juste rek ci sujet bi parce que presque donc ñëpp wax nañ lépp donc dañuy répéter rek te et puis donc on a dit que la répétition est pédagogique voilà donc c'est un jeune frère vraiment bu ma xam naa ko et puis ba mu ko xamee yàggul bon dama naan daaw laa ko xam donc avant tout sax je me présente parce que man la représentant ASC Réveil n'est-ce pas du nom de Lamine Diallo mais Vieux Diallo lañ ma gën a xamee n'est-ce pas donc moom mi entraîné naa ko mais je vois que ni ku bëgg liggéey la ku bëgg Siré Diallo aussi parce que dafa gëm li muy def c'est pas pour rien ma déplacé wu n'est-ce pas Darou Salam ba fii pour moom mii parce que j'ai vu quelque chose en lui loo xamante ne bis bu ko si yàlla jàppalee bu baax a baax ak yéen ñii ngeen jàppale ko ak le quartier incha allah dina dem parce que loo xamante ne dañ koo gis kenn inventé wu ko waaw maa ko mag fop su ma jaralee may déplacé kon y a quelque chose vraiment li muy def tamit ñu toog waxtaan si ma gis ko ma bëgg a roy si moom donc comme ni mu ko waxee am na loo xamante dañ koy wax ci kaw am na loo xamante ne dañ koy wax ci suuf donc di leen remercier encore di ko encourager voilà ma ñëw ci ASC vraiment wax nañ ko tamit foofu ñëpp xam nañ nawetaan dafa metti voilà ñëpp xam nañ nawetaan dafa metti donc ñu leen di ñaan vraiment voilà comme ASC ni muy doxee vraiment ñun comme ñi ngi ci ginnaaw Sélé ñun nekk ñu sax seen ginnaaw man moom nekkuma ci ginnaaw Siré Dia ci ginnaaw kii laa nekk Sélé Siré Dia nekkuma ci ginnaaw Sélé mii laa nekk parce que man xaw ma Siré Dia je ne le connais même pas mais dégg naa ko quand même ci lépp li muy def ci lu baax vraiment moo tax man naw ko saa moom vraiment dégg naa li muy def bu baax te incha allahu rabbi yàlla na continuer te au soir n'est-ce pas yàlla dina def loolu mu am président Macky Sall falu incha allah te loolu moom lu leer la ñu leen di yóbbante ci DG vraiment mu jàppale ASC yi xam ne bon metti na trop ci seen ginnaaw 2 mois vraiment kenn ñaar ñett mënu ko vraiment mais ñi ngi ñaan ndimbal ci côté Siré Dia te incha allahu rabbi comme li ñuy wax rek ñëpp wax nañ ko li fi am la moo tax mais vraiment on a vu n'est-ce pas sur moom loo xamante ne day dem su may tëjee vraiment di saluer sama maman bi di ko sant parce que am na loo xamante ne man tamit maa ngi koy doog a gis mais li ma fi dégg mu def ko kon moom bëgg na Siré Dia aussi ñi mu àndal aussi bëgg nañ Siré Dia. ñu nekk dañoo nekk benn association ci biir mu nekk UJEN ñu naan ko Union des jeunes pour l'émergence de Nimzatt dara tax ñu juglu développer suñu quartier mais ci kaw développer suñu quartier boobu dañ ne fecc liir su neexee nday yaatee ci mbagg ya kon ñun suñu développer bu neexee rek Siré Dia yaatee ci mbagg yi kon ñun amuñu leen lu ñuy def lu comme que ay jeunes lañ nekk ci koñ dañoo war a mën a ñëw développer suñu koñ ci développer suñu koñ boobu am parce que ñi ci nekk ñëpp ay ndaw yu dynamique lañ am fula am fayda parce que kenn ñàkk fayda léegi nag suñu ginnaaw du càgg ñu kase ñuy asut parce que suñu yaay yi ñu ngi suñu ginnaaw parce que du ñun kase ñooy doxal dara déedéet parce que suñu yaay yi rek ay ñuy jàppale suñu yaayoo noonu seen lu seen doom bëgg rek bëgg nañ ko kon ñun amuñu lu dul suñu koñ amuñu lu dul suñu gox comme tey ji ñun ay ndaw lañ nag bëgg kuñ jàppale mais demuñu fenn lijjantiwuñu dara dañoo toog parce que ay jeunes lañ te dañ ne xale bu ndaw borom kër gu ñuul ñàkku dara kon ñu ñàkkuñu dara bu ñu neexoon ñu bañ ñu cee fekk mais ñu ñëw xëy toog ba ci yàgg choisir ñu dañoo bëgg a développer suñu koñ ci ko développé boobu duñu def dara du di sant sama grand bi ndax ku baax la parce que am na yoo xam ne boo nee da ngaa ne ci koñ jiite koñ ne fa mag ñu jox la cër kon am na yoo xam ne bu amee war nga xaa ñëw wax ak say rak parce que ñu ñooy doon magi ëllëg comme tey buñu lii jotaay bi ñu def dama koy rafetlu trop parce que tamit nit ku nekk li nga mënal sa koñ li nga mënal sa gox kon ma lay félicitation mon grand ñu nekk
ñu nekk daanaka soo xool c'est la première fois ñu tax ci jotaay mel nii parce que ça nekkul suñu mbir dañuy def suñu projet am suñu ful ak fayda xool suñu kanam parce que dañoo am vision boo xam ne incha allah ci kàttanu yàlla kuñ ci jàppale dañuy dem kuñ ci jàppale dañuy dem parce que bëri ko ci mbarta buux mu dem buuxul mu dem kon na ci fexe ñëpp fexe buuxaay waaw kon daal may kontaan trop ci teewaay bi di féliciter sama grand yi leen wax ne bu ngeen demee ci DG ne ko ñun am nañ contentement bu rëy ci moom parce que ñu dañoo nekk ay jeunes soxla ku ñu jàppale te ku ñu jàppale ñu jël parce que ay jeunes lañ soxla nañ lu mel ne ay brouette ay père pour seetal suñu koñ dafa suñu ko boo xam keneen ku fi ñëw dina mën a kontaan am succès ci suñu koñ bi bu baax a baax may féliciter gars yi yëpp di bëgg ñëpp merci beaucoup Bakar. si mbooloo bi donc maa ngi présenté wu c'est Mame Awa Ba madame Ba maa ngi bokk ci ñu ngi fi am benn keesu accès ñu ngi ko tuddee groupe Sopp Nabi bu Nimzaat donc ci kaw loolu ñu ngi nuyu Babacar Sele Diagne mi ñu fi boole ñun ñëpp di nuyu suñu yaay ji Margo Ndoye ndax tey bu ñu demee ba samp kees googu wax dëgg yàlla ku ñu war a remercier la parce que moom moo ci jàpp tey ba ñu am fi kees goo nga xam ne ñu ngi ci dajale les femmes de Nimzaat donc man personnellement xaw ma Sira Dia mais da yàgg naa ko dégg nag daan naa dégg turam à travers un de mes cousins ko nga xamante ne si moom lay liggéeyal daan naa dégg vraiment action yi muy def lu bari ci ñoom léegi nag Babacar fan yee dafa ñëw seet si ma waxtaan si ne ma wax dëgg yàlla dañ fi bëgg a samp benn cellule un mouvement de soutien pour Sira Dia man ko man Babacar mu naa man ko man personnellement man je ne me suis jamais engagée en politique musuma bëgg politique musuma ci dugg parce que man personnellement dama tayal te bëgguma engagé aussi ay jàmbur di leen dugal ci loo nga xamante ni si daal dañ naan xëy na ay waxu comme politique ni ñu koy faral di gisee waxu naxe kase la wala mooy loolu mu ni mu promettre ma ne ma Sira Dia lu mu wax da koy def bu jugee tey pour dugg Nimzaat te mus fee dugg jàppale population Nimzaat te yow nga yor fi kees su ma sañoon wax dëgg yàlla nga ñëw nga ànd ak sa waa kees yëpp ngeen ñëw jàpp ci man ni ka dinaa leen ko wax dinaa leen ko wax dinañ fexe ñëw aussi parce que ñoom tamit fii wax dëgg yàlla ay femmes lañ ñoo xam ne ay jàmbaar lañ man personnellement je suis dans la fonction publique mais ñoom ñu nekk ci kees gi ñëpp ku ci nekk am nga fooy xëy ñii dañuy xëy jaay ba heure taal añ jot ñu ñëw taal seen añ ñii dañuy taal seen añ gontu yenu seen njaay dem jaay tey am na ñu fi toog ñi ngi fii ci ginnaaw mais am na fi ñoo nga xamante ne si heure bi tey ñi ngi dóor waar te ay jigéen lañ te bëgguñu lu dul lu ñu indi seen njaboot bi bëgguñu lu dul lu ñuy jàppale seen i borom kër ak seen njaboot kon tey bu Sele ñëwee ne ma madame Ba ñëwal ñu ànd liggéey jàppale les femmes de Nimzaat loolu même su ma mës a engagé wu ci politique wax dëgg yàlla dama ciy jàpp parce que dama gis yaayam vraiment femme la boo nga xamante ne si ci développement rek lay dox loo wax mu ne femme développement te nit moom wax dëgg yàlla ku la jàppale sa soxna jàppale sa njaboot yow la àndal kon vraiment man je m'engage avec les femmes du groupe Sopp Nabi de Nimzaat nous sommes tous derrière Babacar Sele parce que moom la ñu xam man xaw ma Siré pour le moment xamaguma ko Babacar mii laa xam kon moom la ñuy yaakaar tey mu jàpp ci yóbbuñu ci moom ba mu dimbale les femmes de Nimzaat parce que man ñu leen naw naa leen trop ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ ay liggéeykat lañ kenn yaafuusu ci kenn xëy ci toog saay bu ñu xëyee ñu ngi ut lu ñu am saay bu ñu xëyee ñu ngi ut lu ñu am ci kaw loolu la ñu dajaloo ñëw ne ma dañoo bëgg ut kees jour bi ma ko waxee maire Margot le même jour kees bi ñu ma indi sax pour te dire ba ma koy indi peinture bu wow ndax dama ko wax rek mu ni ma ci koñ bi laa dëkk comme liy defar koñ bi ci laay bokk loolu xool amul sax lu ma ciy xaar wallaay lal azim kees gi bi ma koy indi jour boobu sóora di ko indi peinture bi sax wowul ñu samp suñu kees nekk fi nag kon li ma mën a wax daal mooy nous sommes daal tout derrière Babacar pour soutenir Sira Dia maa ngi jéggalu nag ci kàddu yi lu ci baax daal ñu sante ko yàlla lu ci dëng rek ñu xam ne dañoo mënul wax ci mbooloo jërë ngeen. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di rafetlu délégation bi ndax nee nañu ku bëgg doom rek ndey ja nga bëgg ba man dama leen di remercier avant tout damay remercier Sira Dia Sira Dia ne leen ko Margot Ndoye nee na sant na la gërëm na la xam ngeen xam naa maa ngi koy remercier di ko sant di ko gërëm ñun nag fii à l'est ñun amuñu leader Sira Dia lañu am te Sira Dia élection bu jotee duñ ko gis
am na ay présidente caisse accès yu ma indi ne leen kaay leen ngeen fekke barke Khalifa Malick élection day jot ñuy wër ban leader du ma jotee ci Siré Dia pour mu ñëw accompagner caisse yi femmes yi dañuy toog les mains croisées duñu gis benn leader ma jooy ko nag ba sonn yuuxu naa ko ba sonn mais mënu ma ci aw ma ci dara ma bëgg Siré comme ñun amuñu comme ñun amuñu bu élection jotee duñu am fu ñu sukkandiku bañ di ñu booleeg ay mouvement de soutien pour lan nous sommes des apéristes purs et durs waruñu ñoo boole ak mouvement de soutien ñuy dem di ànd ak ñoom di wàcce suñu bopp bu ñu paree naka la ñuy def ñu dem dafa neex ñu ñëw ànd si bu naqaree dañuy dem ñoom seen bopp kon donc Siré na ñëw wax ak ñun ñu ngi ci terrain bi kuy xëy suba chaque jour que Dieu fait maa ngi ci biir est bi li ñu fi am ci ay kees kenn xamul nu mu toll présidente réseau baa ngi ne man maay coordinatrice zone est bi li ma fi am xaw ma nu mu toll mais bu élection ñëwee ñu perte ko parce que man seul damay jóg di dem di leen proximité mënuma ko te gisuma Siré pour mu ñëw jàppale leen non li may wax daf ma ñor daf ma ñor parce que dara gënul metti élection jot sa présidente kees ne kees sangam de Siré Dia dem na fa def na fa nangam ñun gisuñu dara te man nag est bii ànduma ak ma Samba ànduma ak ma Demba toujours dama koy wax Siré Dia laay àndal est bu campagne jotee Siré Dia la ñuy àndal Khady Gueye nga nee toog docteur daf ñu naan dem leen ci Siré Dia mooy seen baay fi mu nekk ñun faalewu ma leen mais ñun amuñu fu ñu wéeru campagne bi passé ñi ngi lañ ma booleel damay tudd turam mais gisuma fa sama bopp parce que mouvement de soutien la man APR la doo fa gis sa bopp parce que dañ lay xatal tey bu fekkoon tey ñu ànd ak Siré Dia dañuy fier parce que Siré APR la ñun APR la ñu te ñun amuñu leader est-ce que amul leader de Siré moo fi ne Siré rek a fi ne leader keneen new fi je le dis haut et fort j'ai pas froid aux yeux Siré Dia dong nga fi nekk day am ruq yu muy dugg ak ruq yoo xam ne yi du fa dugg de grâce dañoo bëgg ñun suñu liggéey li ñu liggéey bu élection jotee mu ñëw exploité ko parce que amuñu kenn koo xam ne kii mën na ko jël tey sama doom yi sama njaboot lañu ñoom ñëpp koñ bi ñëpp laa jaboote mais amuñu fi base Siré daf fi war a am base parce que est la nekk ñun est la ñu nekk donc daf fi war a am base mais amuñu ko bu élection jotee duñu gis kenn Nimzaat amul benn leader bu koy jàppale damay dem ba am dafay am ñoo xam ne dañ may mere ndax dañ ma naan man luñ ma jox ma def ko ci sama bopp mais man kenn joxuma dara foo ma féete bu élection jotee dafa am ku mu tal mais man ku may tal Siré Dia te gisuma ko kon sama koñ dañ may mere te fekk na du ci man kon nag désormais jeunes yaa ngi fi samay doom nee naa leen maa ngi ci seen ginnaaw lu ma mënti jàppale leen dama leen di jàppale Siré na ñëw am base Nimzaat il est temps parce que Nimzaat koñ la te population bi du bu ndaw donc pour bañ a guddal foofu laay clôturer di ko sant nag di ko gërëm ñaan gi sax matu ko moom yàlla gis na maa ngi koy sant di ko gërëm di leen sant yéen ñii di leen gërëm surtout sama sœur yi nga xam ne ñoo bokk terrain bi chaque jour ñu gisante maa ngi leen di sant di leen gërëm di ñaanal sama doom yi nag ndax kat doom bu amee ñaanu waajuram fu mu teg tànkam day dem te ñoom kat am nañ seen ñaani waajur waaw di ñaan Siré aussi kees yi na leen dooleel kees yi du lu ndaw kees boo gis 50 ou plus de 50 membres kon nag na ñëw liggéey ak kees yi sunu présidente réseau mu nga nele dama koy jox léegi parole moom mu sànni ci kàddoom ñun ñëpp ñun jigéen ñi ñun xamante nañu waaw léegi nag seen doom a ngi noonu seeni rakk a ngi noonu koñ baa ngi nii jàppale leen Nimzaat bu ngeen leen jàppale ngeen ñu ñun ñëpp merci beaucoup je vous remercie. Khady Gueye. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu présidente
keesu accès yi nga xamante ne ñoo nekk Thiès Est maa ngi nuyu aussi Margo Ndoye ndax moom dañuy ànd di liggéey bu rafet Thiès Est may nuyu délégation bi fi Pape Siré Dia yabal di nuyu Khady ñi ñëpp dañuy daje ci terrain bi vraiment suñuy xarit lañu dañuy ànd ñu yàgg ànd bu rafet may nuyu Paul mi tam sama doom la di ànd ak sama doom mi ngi Dakar foofu lañ nekk vraiment ñun ñëpp def ci la ak sotti la ci ñun nag ay responsable lañu APR yàgg nañ ci defuñu fi benn fan defuñu fi ñaari fan plus de 9 ans lañ ci def di liggéey nekk nag ci Thiès Est nekk nag ak suñu benn responsable boo xamante ni mooy docteur Pape Amadou Ndiaye di PCA di FONGIP docteur nag di ko baax kuy liggéeyal askan wi ku jàppale président Macky Sall man ma nekk présidente réseau nag di présidente famille di accompagner famille ànd ci ak Margo Ndoye mi loolu moo tax tey sama teewaay bi mu woo ma tey ma ñëw bañ ko waxee docteur Ndiaye docteur Denis Siré mooy man maay moom ndax ñun ku ci ne xam na fi ñun fa ñu bokk ñun ci Pape Amadou Ndiaye la ñu bokk waaye ba ñu ñëwee wax ko lii Denis def ci la ak sotti la ci te est ngeen dëkk samay responsable ngeen mais dem leen ngeen jàppale Pape Siré Dia loolu mooy sunu teewaay tey jii ñu di ko rafetlu lool Pape Siré Dia it di ku baax ku jàppale askan wi di jàppale jeunes yi ñu ànd ak ay caisse nag ay caisse de crédit di plus de ay quarantaine parce que ay 50 caisses lañu am fii Thiès Est ñu liggéey ko def ko réseau nag def ko bureau ñun ñoo leen di accompagner di leen former Margo def na ay formation eau de javel lépp def na ko wutal leen ay financement nag ñu taxaw ci leen docteur di leen jàppale ñu xamante ne nag découpage dafa am ndax boo xoolee Thiès ni mu demee découpage dafa am 3 communes d'arrondissement la te docteur ay nitam dañoo tas ci commune d'arrondissement bi Thiès Est Thiès Ouest Thiès Nord mu ne nag yéen comme Thiès Est ngeen ne te campagne day ñëw te ñun Thiès sañu dëkk découpage yi moo ñu ko war a mën a may bu leen Siré Dia woowee da ngeen war a mën a dem moo tax suñu teewaay fii ñu ànd ak nag ay groupement kees yi ñu formaliser leen defal leen ba ñu baax kees yooyu mooy ni ko Margo waxee rek su campagne jotee man buñ ma nee demal campagne dama naa man duma campagne man ndax man nit laa ko xam ne damaa gaaw gis sama bopp ndax damaa ne ci APR yàgg ci nag ñu jël décision nag ne kees yi duñ leen bàyyi ñu taxawaal dañ leen di ventiler kenn lañ ko mën a jox Pape Siré Dia moom lañ ko mën a jox ma bëgg nag en tant que présidente du réseau nag Pape Siré Dia da ngeen ma koy waxal sama yóbbante te dama ko soxla sax war a toog ak moom sama yóbbante laa bëgg ngeen waxal ma ko kees yi damaa bëgg mu doole leen jàppale leen ba élection jotee mu am fi 100% fii Thiès Est loolu la ñu bëgg wasalaam merci. mbooloom ñu ngi lay nuyu ku nekk sa tur ak sa sant Sele ñu ngi lay nuyu ak ñi nga àndal di nuyu Margo Khady Gueye di leen jox seen wàccuwaay di excuser wu nag si retard bi ndax tey jii dañoo xawoon a bëri ay programme trop am ay xat-xat mais yaakaar naa ne ñun ku ñu woo ci mbiri DG rek dañ ciy sawar ay xel la ñuy ñëwee Sele li nga wax dégg nañ ko Margo li nga wax dégg nañ ko yaakaar naa ne bu ngeen nee Nimzatt gisu leen seen bopp si liggéey Siré Dia yëgu leen seen bopp ci financement dafa fekk boobu waa kër Siré Dia dañoo doxal woon ba egsi ci yéen ndax mbiri Siré Dia képp koo xamante ne dugal nga ci sa loxo campagne jot Siré dina waaxu ak équipe bam ba fa nga nekk tàllalal loxoom waxtaan ak yow ndax Daaru Salaam gi bi ñu ñëwee ba fii dañoo egsi ci place bi ñu taxawoon ak Siré groupement femme yi génn présidente yi génn ku nekk wax ba ma geesoo dama leen ne bu ngeen amee fit mën ngeen a lebi ndax bu subaa seen financement dina ñëw na ma ko waxee woon fu Siré jaar ba mu xëyee yabal bañ na ko bu ñu egsee xale yi góo bindal lañ ko tuddee woon bu ne geesoo ne góo bindal bu ñu xëyee présidente femme ba jot na groupement am ba jot na financement am ba léegi ñii nga wax ne dégg nañu Siré am na fu mu dugal loxoom ñoom wedd gis bokk ci ñoom gis nañ ma leen ni wax ne leen Siré Dia nee na liggéeyam tànku kanam la am amul tànku ginnaaw te képp ku ànd ak moom ren ba déwén te ju gisoo ci sa bopp nga war a xooliwaat sa bopp te xam ne moom askan wee ko ñor président Macky Sall ko ñor te luy jëmale askan wi kanam ak Thiès moo ko ñor jeunes yi Sele mii li mu wax léegi nii
xam naa ne bon man bu fekkente ne waxuma dëgg it moom bu gisul woon boppam ci mbir mi du dem ndax fi mu defe naa ne fi mu ne ni kenn nangootul ànd ak ku lay nax ndax ñun ñii di yaayi jeunes yi sax ànd ci ñoo kenn ku ñuy nax ndax boo àndeek ni ren ba déwén te gisoo ci sa bopp nga war a mën a toog ñun nag Siré dañ cee gis suñu bopp ndax Paul mii sama doom la ay rakkam ñi ngi ci poste bi Paul a ngi ci ñeneen a ngi ci kii sama cousine la ay doomam ngi ci poste bi te man mi bu ci yàlla àndee Siré daf maa yóbbu Màkka ren ji kuy ànd ak moom kuy ànd ak ku lay nax du mel ne Siré Dia. Macha Allah. Margot Khady Gueye dégg nañu seen kàddu bu baax yéen seen audience ak Siré moom la ñuy dox ngeen toog ak moom wax li leen metti bu boobaa seen bu soo naqar yëpp dina leen dëdd bu soobee yàlla ndaxte yéen yàgg nañu ci terrain bi ngeen nekk ay sœur nekk ay mag yoo xamante ne ñu neex a àndal ngeen mosu ñoo am dara lu ñu naqari ci yéen ndax toujours da ngeen naan nañ leen jàpp rek bu soobee yàlla ñoddi bu daggul dikk te incha allah li ñuy ñaan ci yàlla ñu ngi ñaan ci yàlla bu ngeen toogee Siré seen naqar bii ngeen mbébét nii ci est bi ak li ngeen bëgg fii ci Nimzatt yàlla sottal ko je vous remercie merci beaucoup. ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen remercier Babacar Sélé aussi toogaay bi yàgg na guddi na yàlla dafa def aussi tamit bokk nañ ci li ko gën a tardeel mais lépp yi Siré Dia la rek di sant yàlla nag di wax jërëjëfe Siré Dia jërëjëfe Siré Dia jërëjëfe Siré Dia Moussa Ndiaye moo koy wax Paul léegi mi nee naan ma da ngay def déclaration ma ne ko non 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 je réaffirme mon engagement envers le DG Siré Dia ci li nga xam ne nii tey képp kuy jeune di ànd ak moom suba ak ngoon guddeeg bëccëg di nga dégg lu ne di nga gis lu ne mais ñu koy xamal ni rek jeunes ya mu amoon démb ñoo nekk nii tey ñoo nar a continuer di ànd ak moom di ko jàppale ba le 24 février 2019 mu falaat Macky Sall dès le premier tour waaw nañu bàyyi nag yenn yi di wax di nuyu maire yi toog maire Margot sama yaay Khady di wax waa Nimzatt jàppaleen jëmm ji Babacar jeune la engagé na li mu def dafa jafe ñun ñëpp kenn ku si nekk am nga foo nekkoon mais yàlla def na ñu tourner page boobu ñëw ni dañuy jàppale Siré Dia te nii ñu ko waxee noonu lañ koy defee dañ ciy dee sax ñun léegi su bàyyee politique ñu bàyyee politique parce que nit ku mel ni moom dootul am Thiès sincèrement parler kon ngeen xam ni Siré Dia mooy espoir u Sénégal te Macky Sall mi ko fi teg moom personnellement xam na loolu mu jël benn nit teg ko à Thiès mu ñëw détrôné ku fi nekk kon jeexal na lépp di wax ASC yi nga xam ne ñoo ngi fi Babacar a ngi nii Paul a ngi fii am na ay yoon yu ñuy jaar parce que ASC yëpp ñu ngi fay jaar DG di leen jàppale kon ñun suñu jógee suñu biir comme ni Babacar di wax rek dafa am yoo xam ne yëf yi waxi suuf la dinañ xool ASC yooyu fan la ñuy jaar ba yeneen ASC yi nga xam ne ñu ngi jot subvention yi ASC yi jot ci te man de bi nga xam ne nii sama président laay wax sax muy Mamadou moom personnellement ASC moom ren sax fi laay ñëw moom ci wetam laay nekk kooku moom kenn du ko laam-laamee muy ASC Nimzatt kooku moom Ramdaan moom sama ASC la te ren man wax dëgg yàlla damay ñëw ci wetam pour jàppale ko aussi parce que aussi xam naa ci ASC yi liñ ci daj kon nag ASC yi métti na métti goo xam ne nii kooku moom personnellement bi ma toogee fii dama ko noté muy bu Daaru Salaam Nimzatt Ramdaan yooyu yëpp dafay am kooku après ñun dinañ ko beneen bis des mooy maire yi nga xam ne ñoo fi nekk avec ngay wax effectivement man waratuma ci woon wax sama yaay Khady Fall wax na lépp képp kuy ànd ak moom quartier boo mënti nekk ci Thiès jigéen ñu fa mënti nekk jot nañu ay kees jot nañu ay subvention Siré Dia après élection sax la ko def loo xam ne ni xel mënu koo nangu élection passé ñëpp dem toog seeni poste moom après élection muy wër di financer après élection muy wër di jël ay jeunes moom rek a koy def du keneen parce que après élection ku ne dem nga tëddi ku ne dem nga sa yoon kon nag koo amee ku mel noonu da nga koy téye te ñun Siré Dia mii ñu am duñ ko weccoo ak keneen bu kenn jéem leen moom la ñu am tey moom la ñu am suba moom la ñu am gannaaw suba li ma waxoon léegi laay waxaat ci kanamu Omar sama xarit je réaffirme mon engagement envers le DG Siré Dia kenn du ko laam-laamee jéem koo fal ñu jéem a ànd ak Macky Sall fal ko dès le premier tour merci wasalaam.
waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi sunu yaay yi nga xam ne ñoom lañu fekk ci kër gi muy sunu maman Margot ak maman Ndeye Khady Gueye ñoom sunu yaay lañ loo xamante ni nii jiitu na politique comme ku mel ne maman Ndeye Khady Gueye bi may ñëw këram boobu maa ngi nekk école primaire kon jamono di dox ba ñu bokk ci camp bi ñu féete ci wàllu politique loolu sant yàlla la buñ ñëwee fekk ko fii dañ ciy am mbégte bu wér di nuyu mbooleem koo xamante ne ni def nga déplacement tey ñëw assister rencontre bi di nuyu le frère Babacar Sele Diagne ak aussi le frère Lamine ñi nga xamante ni ñoom ñoo dox ci lii rawatina Babacar tey amaana lépp lu ñu fi jëlaat comme kàddu répétition lay nekk parce que ñi taxawoon fii yëpp doon ay intervenant li ñu wax ci Siré Dia mënatu ñoo wax lu ko raw ñi fi taxawoon it nekk représentant ASC yi ak ñi nekk ci ñi représenté accès yi li ñu wax dégg nañ ko ci wàllu famille li ci maman Margot wax ak maman Khady Gueye lépp maman Khady Niang di sama yaayu bopp tontu na ci lenn rek lañ leen di gën a ñaaxaat muy fii Nimzat ñëpp xam na ni c'est pour une première Siré Dia teg fi tànkam te loolu dañ koy gërëmee Babacar Sele mi bu baax ndax depuis nand la nekk ñuy déggoo téléphone man ak moom ñu ciy waxtaan ba koy tey yàlla def mu sotti kon dañ ciy sant yàlla bu baax te xam ne daf ñoo ubbil beneen bunt ci biir Thiès te bunt bi mu ubbil Thiès tey président de la république la ko ubbil bunt kon jéggi nañ ci Siré Dia parce que Siré Dia lépp lu muy def le président de la république son excellence Macky Sall moo tax mu koy def ci wàllu politique kon Babacar ci turu directeur général Pape Siré Dia dañ lay santaat dañ lay gërëmaat bu baax dañ lay gën a encouragé tey waa Nimzat ak waa Thiès sax la ñuy wax ñëpp xam nañ ne dañu toll foo xamante ne ni dafa am fu ñu jëm muy ci ay élection présidentielle mu war a am le 24 février 2019 incha allah tey Siré Dia di wut mais kenn lay wutal mooy ki ko def li tax Thiès waa yëpp ànd ak moom ki ko def ni muy def Thiès waa yi ba Thiès waa yëpp koo wax mu ne la Siré Dia moo fi nekk ni ko maman Margot waxee léegi te Thiès président de la République daf ñoo may lay ci Siré Dia muy moo ko jël tabb ko ci direction générale poste Siré Dia aussi am ngor ak reconnaissance humilité bu toll ne li ko président de la République jox mu koy jël delloo war ko ci waa dëkkam delloo war ko ci waa askan bi di ci bokk ak jeunesse bi ñun ñëpp taxaw nekk ay jeunes Thiessois bu ñu melee nii tey Siré Dia la moom moo jël dignité delloo ko ci doomu Thiessois yëpp moom moo jël ngor ak sago delloo ko ci doomu Thiessois yëpp kon kooku bu taxawee Thiès tey Thiès yëpp war nañoo mën a ànd ak moom ci lan li ko président daf koo def ngir doomu Thiès mën a siggi ndax ñëpp xam nañ ne Thiès 2004 ba 2012 kenn xamul lu mu doon niru du projet état bu ngeen fi gis du financement du liggéey bu doomu Thiès am mais keroog ba président de la République prêté serment le 3 avril 2012 ci lañ xam ne buumu jaami dog na keroog ba mu taxawee def engagement solennel devant la nation sénégalaise ci la dind tënk yi nga xam ne dañ ko tënkoon doomu Thiès yi muy lan jàpp leen def leen lan benn muraille humaine di leen xeexee ci lan intérêt personnel moom mu ne loolu day jeex tey li fi ne Thiès waay ci lañ bokk li fi ne Thiès waay kenn gënu leen cee yey moo tax mu jël doomu Thiès teg ko fi mu ko teg ne ko demal defal sa waa dëkk te kon Thiès waay yëpp war nañoo mën a delloowaat njukkal le président de la république jaare ko ci le directeur général Pape Siré Dia muy lan fii ñu jëm incha allah rabbi ci élection yii Thiès waay yëpp kuy doomu Thiès ku ne dégg nga wala gis nga li Siré Dia di def te Thiès waay la koy defar kon aussi en retour Nimzat waru cee des ginnaaw tout comme gox yee goxaat yoru ñu cee des ginnaaw ni waa Nimzat takkoo tey taxaw ci la ginnaaw le frère Babacar Sele Diagne ngir jàppale le directeur général de la république ci mission bi muy sasu muy lan jox le président Macky Sall deuxième mandat dès le premier tour kon yéen ñëpp na ngeen ci ku ci ne ku tawoon ci jotaay bi na nga xam ne yow da nga ci am part de responsabilité muy lan na nga xam ne yow tey mission bii nii sa mission bopp la ndam lii ñuy wutali sa ndamu bopp la ndax tey li président de la république def Thiès ñëpp di nduuxu koo gis ñu naan la Siré Dia Macky Sall Siré Dia Macky Sall buñ ko joxaatee réew mi incha allah ñu mayaat ko chance mu jëlaat engagement ci kanam sénégalais yëpp à partir du 24 février 2019 dinañ gisaat lu raw li ñuy gis nii
kon waa Nimzatt ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ne incha allahu rabbi li ngeen fi wax yëpp dinañ ko jox le directeur général vive Nimzatt vive le directeur général Pape Siré Dia vive pour le président Macky Sall jërë ngeen jëf.